jëm ci mbiru maanaam soldats yi nekk Sénégal seen indiscipline bi nga xam ne moo ne ci ñoom ak la nga xam ne da nga mam ay priorité jox na leen ko ci réew moomu ak déconné gu ni déconné ba giseen bërki démb rek ndeysaan xale boo xam ne jotewul ak ñoom dara ànd ak ay sëram ak i cousinam dem ci benn restaurant toog jàpp seen njàmbur soldat yi ci seen mandité comme nañ ko daa defee fekk leen fa ba coow lu bon am ca ba xale bi hôpital la mujj dañ ko dóor ko ba mu nekk coma bu yàgg ba tey nag ñi di ko naqaru ñun ñëpp nag di ko naqar woo xam ne defe naa métti na sénégalais bu ne ndax ay soldat bu fekkente ne ñëw nañ ci ab dëkk non seulement la leen fi indi ñoom ñu xam ko noonu askan wi war noo xam ñii lu leen fi indi loolu day am solo ndax ñëw ci kër jàmbur la fa indi xamuñu ko yow la fa indi nga xam ko confusion bu mag a mag lay indi ba tax na soldats yi non seulement Dakar képp mais la ñuy def centre Afrique ku ko nettali sa yaram daw soldats yi la nga xam ne ñu ko def Abidjan ku ko nettali sa yaram daw guerre civile yi nga xam ne am na ci biir Afrique nga xam ne France moo ko organisé soldats yi jëfin yéen cay def aussi dafa nekk jëfin yoo xam ne dama ne jëfin yu doy waar la ba tax na nun le peuple africain surtout le peuple sénégalais amuñu benn confiance boo xam ne am nañ ko ci armée française la première sécurité de l'homme moo koy aaral boppam nit bu mënta aar boppam daanaka deful dara ci àdduna def fi dara ndax kat la sécurité dafa bokk ci lépp moo ëmb lépp parce que boo amul sécurité pour nga mën a toog sax jaamu yàlla du mën a ne boo amul sécurité pour nga mën a tëdd nelaw du mën a ne boo amul sécurité xale yu ndaw yi ak njaboot gi nga xam ne yaa leen boote du la bàyyi nga nelaw sécurité jëmul ci képp ku yor paaka di la wër sécurité jëmul ci koo xam ne da la bëgg a gaañ rek mais yaa la sécurité alimentaire maanaam li nga xam ne da nga koy lekk muy dem ci biir nga ne bu duggee pour mu génn problème la loolu ci sécurité la même yaa des yaa la sécurité économique maanaam ay bon si ngay dugg lépp sécurité maanaam sécurité dafa ëmb doomu aadama da koo ëmb ba tax na ki ñëw ne la maa la yor sa sécurité war naa doon koo wóolu d'abord ki ñëw ne maay sàmm sa sécurité war naa xam wet gi nga féete ki ñëw di yor sa sécurité war naa xam waxtu ngay tëdd waxtu ngay yeewu ak na ngay jubale waaye yàlla dogal na loolu lépp ñun amuñu ko ci armée française daal la ma fa gis ñu gis ko mooy sécurité économique bu France moom la fi toogal la sécurité économique de la France moom la fi toogal maanaam fépp foo xam ne rek laal na CFA xaalis bii armée française dana lijjanti ba toog fa am fa base boo xam ne ëllëg bu jóg jotee mu teel a jóg loola moo ko fa indi waaye du maire bi jaay caaf moom la bëgg a garder déedéet du góor gi nga xam ne amul lum jox këram moo ko yëkkati déedéet du élèves yi nga xam ne dañuy jàngi te fa ñuy jàng amuti làmp te dañoo fas yéene dox loolu yëkkatiwu ko la sécurité de l'armée française bu leen yaakaar ne coow suy am coow société bi am suñu biir déedéet la ko yëkkati mooy la BCEAO la Banque centrale de Paris la ko fa yëkkati mooy les intérêts de la France la ko fa yëkkati mooy raccourcir le départ des Français en cas d'intervention mais ne leen wóor ne yéen Sénégalais yi armée française yëkkatiwu leen armée française yàgg nañu dugg ci réew mi yàgg nañu fee duggin woo xam ne kenn ku ne xam na ko ba tax na nun ndax yàlla dogal na dañoo détaché woon ak la sécurité ay peuple lañ boo xam ne innocent lañ sécurité xamuñ ci lu bari daanaka dañoo détaché ak seen soldats yi maaj di dem seen soldat seen protestant lañ ak naan seen i kanet di sànni yooyu képp lañ gi ci sama invité bi ñëw na kii mooy Mouhamed Mamadou Ndiaye maa lay ziar bu baax a baax di la nuyu fan yële nag lañ bëgg a def émission bi sëñ bi waaye yàlla dogal na ligne bi baaxul woon waaye te yàlla dogal na am naa la li tax ma sawar ci am la may ma ñëw rek li tax ma xam naan may ma ñëw li tax ma sawar ci am la mooy ñun duñ ay soldat yow sénégalais nga ba pare bokkoon ci armée française soldaaru armée française jóge fa encore nekkoon Dakar
kon am naa yaakaar ne yaanu tane ci l'indiscipline ak ni soldat yi toogee Ndakaaru yaanu ci tane ma bëggoon nga nuyoo ak mbooloo mi ba pare ah ma am question yu ma lay laaj. dëgg la voilà si. déjà ba ci sa entame li nga pour leeral rek man néew ma fii pour insulter saaga militaire français wala armée française wala français yi wala je sais pas quoi loolu man taxuma jóg li ma tax a jóg rek mooy lu ndaw dafa am lu ma naqari quoi li dal ngóor soosu noonu mënoon na dal suma doom am naa doom bu mag bu nekk Sénégal mënoon na ko dal wala mu dal keneen te loolu kenn bind ko ci benn texte boo xamante ni soldats yi dañuy génn dóor nit ñi wala yu demee noonu loolu pour mu leer benn bi si des mooy man waaw allo allo ñaari bu daggee mën ngaa génn duggaat da koy def parce que gars yi duñ la bàyyi nga wax waaw waaw allez-y am na keneen ku bëgg a dugg Jibi Mbeng nga xaw ma mën ngaa préparer après dañu lo waaw allez-y allo Mohamed allo allo kon baal ma jël ba kii après nga ñëwaat ma jël kii nga ñëwaat allo allo may leen ma dugal kii maam moom day affaire day def allo allo wala Jili waaw noo ngi ziar na ngeen def allo allo waaw na nga def sëñ bi allo affaire bi de ko ne quoi gars yi maa ngi ñëw de ñu ngi ñëw ligne bi daf duñu bàyyi ñu liggéey nag quoi bëggoon naa jël sëñ bi Mbeng waaye allo Mohamed ñëwaat nga yaa may dégg waaw ñëwaat na yaa may dégg voilà ñëwaatal xëy na daam yeneen ñu dugg ñëwaatal voilà mais t'inquiète pas là c'est de bonne guerre li ñuy wax fii Moussa Mbaye ñu ngi ñëw ci yow xamante ni arrangé wu leen quoi moo tax lu ñu mën dañ koy def pour ñu bañ ko wax quoi waaw donc dama la bëgg a xamal amul benn texte militaire bu wax ne benn militaire français dem nga opération OPEX nga dem foofu noonu ñu ne la yow def nga délit boo xamante ni defoo ko bi nga koy def solo tenue defoo ko ci turu France ñu nekkatul ci dans les liens de détention kenn téyatu ko wala bu fekkee téyatu nañ ko kenn xamul fu ñu ko téye mais lu tax Baye Fall boobu noonu def li muy def ba pare moom ñu koy bàyyi wala ñu leeral askan bi amoon na fi ay jamono y a pas longtemps dañ procureur doon def ay conférence de presse di wax nit ñi lan moo tax ñu téye diw lan moo tax ñu def ko lii yaa ngi may dégg. waaw maa ngi dégg ñoo ngi dégg waaw. voilà lan moo tax ñu def lii lan moo lu tax léegi procureur mu def conférence de presse wax sénégalais yi seen nit bi ñu def lii moo tax ak lii je me demande pourquoi loolu amatul. benn bis des kooku moom li muy def civil la ko defee fi mu génnee ba def ko moom la concerné maintenant nag dafa am beneen loo xamante ni présence armée française Sénégal ak wala lu ko waral ñoom li tax mu nekk ba léegi ñoom mooy nguuru Sénégal moom la amal avantage suñ ci amul avantage jóge na fa Ablaye Wade bi doon wax sax t'inquiète pas amoon na benn genre
affaire bu mu bokkal boppam boo xam ne jour bu cooloon ba cool moom français yi moom ak nu mënti demee nga bëgg ko nga bañ ko am na loo xamante ni poids la boo xamante ni ñoom yor nañ ko biir Sénégal daa nga koy xam ay grève am wala ay affaire yu dem noonu am na am luñ ci dugg nag mooy loolu mais dama la bëgg a xamal benn affaire rek waa jooju noonu buñ ko bàyyiwuñu ko ci yoon buñ ko téye nañ ko ci yoon bu mën naa gëm benn affaire peut-être ñu yóbbu ko ci prison militaire fi ñu dugaloon capitaine Dièye allez capitaine Dièye bi ñu koy jàppee dugal ñu ko Rebeuss dañ ko dugal ci benn prison militaire bu nekk booru Bargny fi ñuy tëj militaires yi léegi la gars yi di communiqué wax abo boobu fu mu ne yaa may dégg. waaw demal. voilà waaw man laa la bëggoon wax quoi léegi nag ñu jàll ci leneen. président ñu jàll ci leneen. bu fekkee da nga bëgg ñu waxtaan ci leneen. ñu jàll ci leneen ci li ma bëgg a wax. comme nekkoon nga ci soldat yi. waaw te seen indiscipline bi Afrique gépp la du Sénégal rek. seen indiscipline boobu nu ñu koy formaté ak bu ngeen di fii ci camp bi lu ngeen ci waxtaan ay conneries yi nga doon def ci guddi gi bu ngeen xëysee ci camp bi nu ngeen koy waxtaane et puis encore wax nga question bu am solo. le procureur de la république le procureur de la république naa génn wax te ku tudd Macky Sall da nga ko gis ci mu génne wax. mu tee un Sénégal dóor ko mu nekk comment ba léegi ni dégguñu gémiñam loolu jaaxal na Sénégal yëpp. man daal damaa nga may tuur ci l'indiscipline de cette armée française bii nekk ci biir Afrique seen contact avec les citoyens waaw li ci laa bëgg nga laal ma ci tuuti après ñu ci beneen phase. d'accord déjà parce que déjà pour commencer armée française ni ñuy dundee biir Sénégal yàgg na fa parce que affaire temps lu ñu hérité ci colonie yi la boo xoolee base bi nekk 23e Bima boobu mi ngi rattaché wu ci 21e Rima bu nekk Fréjus. boobu ñu ngi ko ñoom bu fekkee ñun dañuy jàng benn hymne des troupes de marine lañ koy wooye à la fin de l'hymne des troupes de marine dañuy wax et au nom de Dieu vive la coloniale yaa ngi may dégg. voilà loolu mooy ralliement de voilà au nom de Dieu vive la coloniale mooy les troupes de marine seen way bu ñu woyee maanaam suñu way et je suis fier en plus d'appartenir d'avoir été membre des troupes de marine mais suñu feew wax au nom de Dieu vive la coloniale mais vive la coloniale boobu moo tax Amérique bi nga nekk nii bi ñuy yónnee Lafayette la coloniale yooyu ñoo dem ñu xeex foofu pour Amérique mën a am t'as compris donc c'est ambigu xam nga li ma la wax tout est ambigu dans l'histoire mais déjà loolu foog ñu dindi ko foofu en tout cas dama bëgg a dugg si benn ay gramme yu graw mais voilà on va discuter si tu veux moi j'ai pas de livre j'ai pas de non xoola dama ne Sénégal yi dañoo bëgg a xam te bëgg a xam lu leer loolu moo tax ma choisir la nga war a wax la France est un pays xëy na démocratique fii itam c'est un pays affaire militaire am na waaye yaa ngi ci bitti comme noonu bu ci am lenn looy werri boo ci xamee dara ak loo ci mën a xam boo mën ubbi seen bopp dana am solo ay ponkali weex tàll doonay tubaab yor ay yet ay pistolet ak i paaka ak i char de combat ni ci biir Afrique suñ biir dëkk di dawal ak a taxawaalu guddeeg bëccëg xamuñu lu mu doon boo ci ubbee suñ bopp it day doon njariñ rek boo ci xamee loo xam ne man koo waxit te du secret militaire nga wax ko ñu dégg en tout cas soldat yi xamuñu lu ñu fay def xamuñu waaw am na yoo xamante ni tënk mooy tax. waaw tënk mooy tax mais grawul on peut discuter de tout amul benn problème mais dama la bëgg a xamal benn affaire. Sénégal pays bu souverain la loolu la ñu wax. ay kàddu nee nañu pays boo xamante ni bu souverain la mais ci biir souveraineté boobu noonu man bëggoon naa gis tamit ñu am fi Europe benn base boo xamante ni base africaine la amu fi même Arabie Saoudite bi nga xamante ni mooy indi fii pétrole ak yooyu loo xam amuñu fi base
t'as compris maintenant il faut qu'on discute de ça ban instant la Sénégal di nekk pays bu xamante ni pays bu libre la. est-ce que loolu dana mas a am. yaa may dégg. loolu dana mas a am. ah dégguma. dana mas a am Sénégal doon réew mu libre. voilà mais yow xam nga sax moi je suis engagé hein, comme toi depuis très longtemps avant sax ngay def live on parlait de sur internet mais dama la bëgg man je suis sans filtre li ma lay wax nii le petit con de président français Emmanuel Macron là bu ma ko waroon wax saaga ndayam su ma ko waroon def moom laa njëkk a saaga ndayam comprendre nga du ay affaire de ay sóoraalewu ma dara comprendre nga mais dama la bëgg xamal benn affaire Sénégal, il faut se poser la question, il y a des élections présidentielles. Est-ce qu'on est un pays souverain? Est-ce que Sénégal, c'est un pays souverain ou pas? Pour nous, affaire armée française, armée française, il faut que les Sénégalais l'adjadent. Est-ce qu'ils ont besoin d'une base française au Sénégal ou pas? La question est là, oui. Si les gens mais les Sénégalais, mais de quoi le but Dakar? boo passé pompier nga dugg biir Dakar bu 8 heures du soir passé nga xool ñaata nit ñoo dund am tedd ci armée française c'était des complices à l'époque du PS waa Abdou Diouf ñoo àggoon Sénégal Ablaye Wade ñëw tëj base française yi fa newoon mais suuf bi foofu nu mu demee les gens ils savent nu mu suuf bi demee foofu Macky Sall ñëw ne ay communication bi day waar quoi wala nga bàyyi ma jël benn auditeur après ñëwaat ci yow nga duggaat. gars yi maa ngi ñëwaat de suñ communication yi mënut a baax quoi day yàqu rek waaw Modou Galsen ñoo ngi lay ziar bu baax de xam naa yaa ngi ci biir ñoo ngi lay ziar bu baax wax dañuy góorgóorlu rek xam nga gars yi duñ nangu ko wax ñaare duñ la bàyyi ak virus yi lay yónnee quoi duñ la bàyyi mukk mais yàlla baax na quoi du teen wax daal di foon wax suñ soxla du foon wax suñ soxla ceetet dañu bàyyi nga wax quoi xam ngeen ne dafa autisme la quoi autisme la li am Afrique lépp ëpp naa nettali mu ne su ko wax daal y a un problème boo xam ne pour ñu régler ko dama ne yombul daal yombut oh duñu la bàyyi nga dugg quoi mooy problème bi gars yi dañoo bloqué de dañoo bloqué pour ñu mën a continuer dana doy waar trop parce que duñ ko bàyyi maa ngi jéem a dugal par benn mais pour Mohamed Ndiaye dikkati na ba xam waa allo oui allo Djily Mbengue ñoo ngi ziar waay delloo ziar bu wér waaye naqari na pour jot la parce que dafa jafe liñ bi lañu bàyyul waaw dëgg la kay dëgg la ñoo ngi bëggee bu baax a baax yee ñun daal dañoo amul jaaxle waaw jaaxle gi mooy armée française ba mu nekk Sénégal ak ndëgëni doo dem ci benn classe mosuleen dem ci benn classe école primaire ba lycée ñu jàng leen pourquoi soldats yi français yi ne fi ba pare kumpala goo xam ne itam gis nañ Dakar soldats yi ne ci baar yi taxawaalu gis na soldats yi yore yet gis na soldats yi ay tracteur gis na soldats yi occupé Dakar gis nañ barki dem ñu dóor fi xale ba gaañ ko gaañ yu metti ci loolu daal lañ bëgg a waxtaan yéen lan moo ci seen xalaat arab français na fi jógee waaw ndax daa am na nu jaaxle daal arab français na fi jógee waaw lu ñu bari loolu lañ wax dafay war a jógee man de loolu laa gis mu jógee fi parce que man de gisuma fi njariñam man
te kenn jàngalul école la ñu ne fi. déedéet. amul daal kenn jàngaliwu ko de. ni Ablaye Wade defoon moo baax. non ni leen Ablaye Wade defoon lañ leen def génn nañ fi amuñu si benn njëriñ. Ablaye wax na dëgg de. Ablaye Wade xam moom da leen fee génne woon. ngóor si moo leen fi indiwaat. ngóor si leen fi indi mais Ablaye Wade moom da leen fee génne woon nga xam ne ni amuluñu ko njëriñ. mais ngóor si moom français yi rek la gëm ñoom la topp ñoom rek la gëm. français yi amuñ benn njëriñ. très bien danaa la xamal leen nag. danaa la xamal leen. waaw Sénégal kenn moomu ku dul yéen xale yi. ku ngeen fa seet muy taxawaalu war ngeen xam lu ko fi bàyyi. dëgg la de. kon le gouvernement dafa war a introduire ci njàngale mi. wax xale yi dëgg armée français lee leen fi bàyyi. bu ngeen xam lu mu doon. dëgg la de lu leer. waaye ponkal yu gàddu ak fetal di wër ndakaaru guddi doon ay tubaab bi xonq cur xamu leen lu mu doon. kenn xamul lu mu doon lu leer nga wax dama ne loolu jaaduwul assemblée nationale war naa wax ñu dugal ko ci enseignement bi. ne soldat yi lii moo leen fi indi. dëgg la de. ku ñëw ci sa ndab war ngaa xam ku mu. su soldat yi doy na sëkk mën nañoo yor lu leer nga wax. ñoo ñëw ci sa ndab ñoo ñuy sa ndab war nañoo xam ñee ñan. waaw. waaye ponkal mu yoru yet gàddug fetal yor paaka ak liif ak ay ceen dugg ci ay char de combat di wër dëkk bi. te xam lu mu doon xamuñu lu mu doon. kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu ñuru. kon doy na tiitaange. dëgg la de. kon daal war nañu dugal armée fa jàngal xale yi ubbi seen bopp ci soldat yi fi nekk lii tax ñu ne fi. waaye loolu booleñ ko ci njàngale mi. dëgg la de. waaw kon naa waaye ma jéem a jëlaat Mohamed jërëjëf yooyu itam du courage. Sénégal nag yéen a moom Sénégal. waaw loolu dëgg la yéen a ko moom yéen a moom réew mi. dëgg la waaw dëgg la. waxal say morom ni leen yéen a moom Sénégal. ñoo ngi nii toog kay ci la ñu doon débat gis nga ñu ngi nii toog. nee leen ñoo moom réew mi ñoo moom réew mi. waaw dëgg la de santul wenn santul li yéen a ko moom bu leen neexee laaj leen ko. waaw wér na de. may ma dellu ci Mohamed Ba jaajëf ah. waaw baax na jërëjëf ñu ngi lay bëggee bu baax nag ñu ngi lay bëggee ñu ngi koy topp bu baax direct bi. jaajëf. ok am na solo merci jërëjëf. allo man lambaat Mohamed Ba xam Mohamed ndax mu mën a dellu si affaire bi du yomb de du yomb waaye nag kan góorgóorlu rek kan góorgóorlu Mohamed dinaa dellu si de. affaire bi yombul du mën a yomb quoi du mën a yomb mais yàlla baax na quoi yàlla borom sutura la yàlla borom sutura maa ngi jéem a dugal mais nangu la ñëw. après daal nangu la dugg duñu bàyyi quand il s'agit de la France duñu bàyyi waaye yéen la jeunesse vous avez le droit de savoir information la boo xam ne c'est primaire ndax kat yéen a moom Sénégal seeni morom buy ñëw ci dëkk bi gàddu seeni fetal wër di taxawaalu ba di leen dóor te état bi xam waxu leen lu xew loolu tegginuwul kon ba tax na dafa jaadu woon ci njàngale mi ñu xamal xale yi ni leen yéen xëy na amu leen njariñ wala amu leen kàttan ba réew mi dem na jël yeneeni xale ñu remplacer leen pour di surveiller réew mi defe naa ne loolu lu jaadu woon la ba xale yi ndaw yi nekk CM2 bu ñu wàccee bu ñu rombatee comme soldat sax xam lu ko fi indi waaye xale yi xamuñ ci dara daanaka mag ñi xamuñ ci dara. France moo def ay politique am en tout cas l'état corrompu du Sénégal pour sécuriser la zone de la BCEAO pour sécuriser alal yi ak intérêt français yi waaye bu leen yaakaar ne sun ndey wala sun bàyyi wala sàccee tax armée bi ne fi déedéet armée bi dafa nekk pour France waaye nekkaluñ fi ba tax na képp kuñ ci dóor faatu boo mil da nga ko def te doo am lenn loolu défendre
yéen ñëpp xam ngeen ne le procureur de la république ak làmmiñ mu rëy yi kooku toujours mi ngi wax waaye bi événement bi amee génnul de bi événement bi amee man man dégguma ko bokk dégguma mu wax benn te amoon naa yaakaar ne yu mel nii bu amee xanaa war naa mën a wax nag expliquer naka la ak nu mu pour askan wi comprendre waaye boobu ba nëgë ni dégguma gémmiñam waaw ba tax na da doon jaadu nag nu waxtaanoon ci ak benn militaire mais nag heureusement affaire bi doxul man du ma soldat du ma militaire mais xam na am na lu ma wér ne soldat français yi li leen fi indi mooy njariñal France li leen fi indi mooy surveiller zone monétaire bii li leen fi indi mooy surveiller les intérêts de la France li leen fi indi mooy un Sénégal qui n'est pas indépendant ñu toog fii di xool seen alal ak di sàmm seen alal ba tax na suñ doom yi nga xam ne tey ñoo waroon sol uniforme bi nekk di surveiller Ndakaaru ay tubaab a koy def côté stratégique bi nga xam ne moo gën a sensible daanaka xale xamuñ ci dara lépp ci loxoy tubaab yi la nekk defe naa ne loolu aw naqar aw tiis mënu ko passé mais Abdoulaye Wade defoon na ko fi ba tàmbali leen rocc di sànni waaye gis ngeen lu ci mujj léegi Macky Sall bi dikkee gis nga comme il travaille pour la France c'est un fonctionnaire de la France dafa dellu siwaat ñëpp gis ngeen soldaar yi dóore yi nii dóore déconné yi nii déconné dem ci ay baar di man di tappas nit ñi bëttee benn xale boo xam ne doomi jàmbur la dóor ko ba yàqu ko kooku defoo naa ne Macky Sall ci boppam waroon naa jóg wane ak na aw naqar wala mu jóg naqarlu ko wala armée bi ñi nga xam ne ñu yor armée française jóg naqarlu ko waaye boobu ba nëgë ni gisuma kenn wax ci dara njaay baam gars yi jégale nu de affaire bi yombul quoi voilà Mamadou ñëwaat nga. Ouais, mais j'arrive pas depuis ça la affaire bi. mais duñ la bàyyi nga wax. Ouais, mais grand amul problème man ak ñoom grand depuis 2013 yow yaa xam nga depuis 2013 man ak ñoom Macky ak ay suqam on se connaît depuis quelque temps quand même mais li ma bëggoon wax sànq mu leer ci boppu sénégalais yi mooy. waaw foog ngeen jël seen yëf ku nekk jël yëfam xam nga sa mbir yow sa mbiru bopp la parce que fii doo fi mës a gis nga Alstom bi nga xamante ni ñooy def train bi jëm Sénégal bi jëm ñaajo ba pare gagné benn marché bientôt boo xamante ni Sénégal bu Mali Alstom boobu noonu bi ko ay italien bëgg jëndee problème la indi bi ay italien bëgg jëndee problème la indi donc ku nekk yaay xam sa yëf nga jël sa yëf nga fonk ko est-ce que comprendre nga. waaw moo tax France. voilà ku nekk moo tax France fonk yëfam. Sénégal day yëfi voilà France yi Sénégal day yëfi France intérêt la ñuy défendre. c'est africain yi tamit seen ku nekk war nga xool sa intérêt bopp tamit nit ku ne nit nga ak àdduna bi nu mu mel nii ku nekk say intérêt ngay défendre àdduna bi ku nekk say intérêt gis nga Trump lu mu wax dëkk bi nga dëgg t'as vu Trump moom Amérique xam nga America first la wax léegi sénégalais yi ñoo war a yeewu ku ne yeewu xam ne nga xool sa environnement fi nga dëkk sa gox ndax mi ngi jëm kanam li ñu lay jox pour nga dem votel diw wala nga parrainer diw nga xool ndax 5 ans yi ratio bi nu mu mujjee est-ce que tey est-ce que comprendre nga sénégalais yi ñoo war a jël seen dëkk jël yëf jël des opposants man noonu laa ko tudd Sonko sale méthode. est-ce que ko fi su mënuma laa laaj li ñu waxoon ñëpp. allez-y. li mu ñu waxoon ñëpp man Macky Sall 18e la doon dem di waa APR yi waa PDS bugg a fekk di leen xam nga dañu leen jàppale pour ñu wax li ñu war a wax jour boobu maa ngi ko fekk ay soxna si Sidibé moom tamit mu teg benn foofu gars yi waa PDS yi di leen mais li ñu waroon wax dañ ko wax foofu ñu jàppale leen ci mais gaan bi ñëw taxaw wax ñu ay wax yu graaw ak
ay rupture mais rupture radicale gëmloo ñu loolu ñu gëm ko mu ñëw man premier jour bu ma démissionné ci Macky Sall mooy jour bu ma gisee mu def Youssou Ndour ak mais dooguma la maa ngi tuuti damaa ñu del si ci armée bi allo damaa ngi tuuti damaa xool bi ngay jógee France di ñëw Sénégal doon militaire xanaa daañu lox sa mission mooy lan dama ne bi ngay jógee France di ànd ci soldat siy wàcc xanaa lu mu bon daañu la leen lii tax nga jóg lii moo tax nga jóg allo ay communication bi normalul dama ne ba ngay jógee France di ñëw waaw mais ñu def mais gis nga jour bu ma gisee Youssou Ndour gouvernement Macky Sall mu def allo waaw allez-y Youssou Ndour mën na nekk ministre de la culture li mu liggéeyam li mu def. man je voudrais revenir dans l'armée. je voudrais revenir dans l'armée. ministre du tourisme pourquoi ministre du tourisme. man gis naa ay boy sénégalais. day bañu def hors sujet. je parle pas de Youssou Ndour. ok. may ma tuuti dama ne. bi ngay jógee France di ñëw. bi nga jógee France maa ngi dégg. bi nga jógee France ñu jox sa uniforme jox la lépp yëpp la ci avion bi ngeen di dikk. lan moo doon seen mission garde sénégalais yi wala intervenir nangam man daal xaw ma. man damaa xale xam lan moo fay ba ñu xabaabal boo gisee man armée de terre 23e bi laa la mën a wax parce que fa laa nekkoon mënu ma wax marine nag lan moo leen indiwoon foofu luy seen rôle lu ñu doon def mais foofu ay tournante la ne woon maanaam foofu la ñuy tàggatee soldaaru France yi nekk fii en métropole dégg nga. waaw. voilà soldaaru France yi nekk fii en métropole foofu lañ leen di tàggatee ay doojeeg yooyu moo tax kay di dem dooji ay di tàgg. mais ginnaaw tàggat ba leen tax. allo. waaw maa ngi dégg. oui mais parce que nga baal ma sama juste avant ñuy wax sànq dama daaneel non mais juste avant ñuy wax sànq dama daaneel suma téléphone bi quoi am problème mu dégguma la mais su ma defee bluetooth bi nii du ma la dégg. kon nag ñu gën a mën a wax mais la chantant nga ne ma. dama ne. bi ngay jógee France di ñëw ngeen bokk avion bi yaa ngi dégg. xanaa ngeen jëm mission xanaa lu mu dee. war na leen expliquer bu ngeen demee lii moo leen yóbbu Ndakaaru bu ko defee. auditeurs yi xam non mais man sama service militaire en fait li ñuy wax service militaire bu la France wooye nga def service militaire 23e bi laa ko defee comprendre nga. waaw mais mission wu 23e biir Sénégal mission de surveillance la. et défendre les intérêts comme partout dans le monde. dëkk boo am base fenn fu ne mooy défendre ses propres intérêts d'abord. kon intérêt France daal mu ngi doon défendre. France fu mu nekk mu la Amérique wala beneen dëkk ay seen propre intérêt ak seen ay ressortissants bés bu bal tàkkoon Sénégal ay intérêt France ak ay ressortissants am lay njëkk comme li xew ay Congo Brésil feneen ak feneen Congo bu mu tàkkee potassé choléra ak ñeneen di xeex foofu. xam nga di rayante foog nga dem génne ressortissants français yi nekk foofu défendre les intérêts de Elf moo fa nekkoon foofu jamono yooyu comprendre nga. la France défend ses intérêts. grand déggoo ma de. la France défend ses intérêts partout dans le monde. la France ay intérêt am lay défendre doo yow ndax di nga lekk suba wala lekkoo suba intéressé wu ko yow mais comme
comme ñëpp ni ñu war a mel. Bon, doguma la, quelle devrait la situation politique au niveau de ces militaires-là? Madame, ban forme politique. Est-ce que comprendre nga fi may waxee? waaw. am na gàm boo xamante ni xam nga jaa ma koy junj depuis sànq mais bëgguma dugg foofu quoi. xam naa gis naa ko ci li ngay waxee. xam nga bëgguma dugg foofu parce que dafa am lu ma tënk ci loolu loo xamante ni. je pense des problèmes je m'en fous des problèmes barki Serigne Fallou laa lay wax. gis naa ko ci li ngay waxee dama ne. mais dama la bëgg xamal benn affaire dama la bëgg xamal ne. dama la bëgg xamal benn affaire la France défend ses intérêts. jeex na kon tout kan waaw kon baax na. léegi nag ñi nekk ci ñu xamal Sénégal yi kon ñu xamal Sénégalais yi. non nan la am problème ci. d'accord très bien. kon ñu xamal Sénégal yi rek xamal Sénégal yi ni leen la France est au Sénégal pour défendre ses propres intérêts. pour défendre ses intérêts. ouais mais ça c'est sûr et certain. mais ñi nga jiite Macky Sall di jiite nguuru Sénégal xam na loolu. Macky Sall xam na loolu. keneen ak keneen xam nañ loolu. la France défend ses intérêts. gis nga am na benn waay bu ne Evo Morales président Bolivie nguuru Bolivie bi mu yeggee Bolivie nekk ci nguur gi dafa defoon ñu fekk fa 85% ressources dëkkam di dem ci firme multinationales yi léegi 85% ci keesu Bolivie lay dugg léegi lu tax Sénégal mënuñu def loolu. man da jaaxal na ma. yaa may dégg voilà léegi chacun défend ses intérêts s'il faut mettre des coups de pied au cul mais il faut les mettre. Céliano ñoo ngi lay ziar Céliano Rodriguez boo mënee dugg it nga dugg parce que nit ñi dañoo jaaxle de Céliano boo mënee dugg nga dugg parce que gars yi jaaxle na. voilà la défense des intérêts mais dama la bëgg xam par exemple troisième bi man bi may ñëw 20 bu ñu daan dem dooji dem tiir wala affaire yooyu dooji bu ñu yégee ci camion yi di dem dañ doon dafa am ay barquette ay ration de combat lañ koy wax ay caisse la yoo xamante ni ci ngay lekk pendant voilà ration wu 2 jours wala benn jour mais dafa am ay tàngal yu nekk ci biir tàngal yi moom la gars yi doon fooye di ko sànni xale yi ñu topp ci ginnaaw camion yi ñu koy reetaanee di leen photo quoi ak boy yu xiif loolu man maa ko dindi bii ma loolu man maa ko dindi bii ma mun nga dem tey jii may wax buntu 23 nga wax Celestiano ñoo ngi lay déglu boo mënee dugg nga dugg parce que dañoo jaaxle rek nan la jógee dama la laaj rek ay nga dem nga belleer nga laaj leen man mii nan laa jógee Bima jour bu ambassadeur France ñëw na foofu ci kaso laa mujjee man Bima parce que mënu ma woon supporter c'était plus tenable pour moi barke sëñ Bamba kon doy na waar voilà donc dama la bëgg xamal benn affaire rek ku nekk say intérêt ngay défendre léegi kan moo mën a défendre xam nga yow sama candidat xam nga ko kon ma mën a défendre intérêt Sénégal mooy Sonko li muy wax loolu mooy défendre intérêt Sénégal yaa may dégg. waaw maa dégg bu baax en tout cas ba nëga ni soo gisee ba taamu woon la am na buntu boo génnee boo xam ne léegi dafa naa leer na ci boppu Sénégal yi déglu armée française ay intérêt moo ko bàyyi Sénégal. armée française bien sûr. bu leen yaakaar ne askanu Sénégal yi leen intéressé déedéet. mais toi tu veux revenir à ton sujet grand. non xam naa ne lu bari amul problème waaye xoola wax da nga koy jëli ci am xel ubbi ko maa say kàddu mais man xam nga tamit lu tax ñuy wax dama woon am tamit foog ñu wax ko bu ñu waxee ci mais loolu dafa leer jarul sax lu ñuy lam-laamee du loo xamante ni bii mën nañ koo lam-laamee loolu dafa leer na nañ jarul lu ñuy lam-laamee mais nag ku nekk say intérêt ngay défendre na Sénégalais yi défendre seen intérêt mooy
mais mais dooguma la sëñ bi sa intérêt. am na yoo xamante nag wuy ma yow xam nga kan moo mën a xam Ablaye Wade jaar na fi Ablaye Wade jaar na fi Macky Sall ne kan moo mën a xam ñaata tonne or mooy génne Sabodala kan moo la ko mën a wax. day na waar de. kan moo la ko mën a wax depuis combien d'années ça fait Sabodala ñu ko commencé exploiter ça fait léegi ay 9 ans. muy dox bu baax suñ tëggi laalagun ko. Ablaye Wade si boppam ak doomam musuñoo wax Sabodala lu fay génn. Wade n'a jamais dit ça ñëw nañ ci nguur di xeex ak nguur bi fi ne mais sëñ bi yow nag li lay gaañ dafa bari de du ay waxu Ablaye Sabodala li fay génn ci or kan moo ko mën a ko xam kan moo ko mës a wax musul am qu'on n'en parle pas. Ah, nous avons un problème. Alboury Seck ñoo lay Madické Niang moo nekkoon avocat Elisabeth Diouf ay Baba Aïdara wax na ko fi ay jamono ay 93 94. kan moo waaw xam nañ ko di. waaw mais sëñ bi xoolal li lay gaañ moo bëri yow dafa mel ni gis nga man Sénégal ba ma koy xool dama koy représenté comme benn xam nga poupée vaudou yooyu xam nga poupée vaudou. waaw poupée vaudou yooyu ñu ci jam ay puso. léegi nag voilà puso bu am ay puso yoo xamante ni ba amatul fu ñuy jam puso Sénégal noonu la mel léegi pour nga sempi puso par puso waaw waaye nga voilà xam naa li en tout cas pour revenir à notre sujet pour ñu delluwaat si li ñu doon wax mooy franchement nitu Sénégal ñoo war a ñëwaat sur les fondamentaux maanaam les fondamentaux mooy ku nekk ñëwaat ci sa bopp jël sa réew yaa ngi dégg ku nekk lijjanti sa bopp quoi parce que c'est plus tenable dëkk boo xamante ni depuis indépendance yaa rawoon ñëpp léegi yow yaa gën a yaa ma gën a xam bàyyi ñu waaye sëñ Ousmane Tawfekh en tout cas ce qui est certain bu fekkee am nga looy laajaat ci armée française bu dul loolu ay par exemple Makache 23e bi ma ay Véléra ay caaru militaire Véléra yu mag yi ay caga lañ daan jëlee ci ay non kaay am na lu ñuy bëgg xoolal par exemple ñoom di leen dugal ci camp bi man loolu maa ko fa jëlee loolu man maa ko jëlee première compagnie bu 23e bi man loolu man maa ko fa jëlee yeah parce que Sénégal dafa am looy bañ voilà doy na waar xam naa ne ngay waxee lépp xam naa ko parce que ku dégg wolof la am na yoo xam ne da ngay ubbi buntu bi rek man maay sorox wala nit ñi ubbi seenum xel gën a yàlla ci biir ba na xam naka la waaye lii sax du indépendance un Sénégalais nga jël ko solo ko uniforme bu France yónnee ko Sénégal mu nekk fa ak intérêt français yi kooku aussi bu ubbee gémmiñam waaye daanaka wóorul ci moom moo tax aussi wax ji pour mu mën di leer du yomb trop yow daal da ngay teg gerte gi nu noo war a ubbi li wér te wóor daal mooy Sénégal xale yi ñoo ko moom Sénégal kenn moomu ko dul xale yi réew moo xam ne 82% de la population amuñu 22 ans jigéen ñi leen jur amuñu âge de retraite donc le Sénégal appartient xale yi ñoo moom Sénégal ak seen ndey armée française bu fay jaabante ka baaxoo ko dema ko dikk war nañoo xamal xale yi ñii lii leen fi indi lii la ñuy def lak lee la ñuy def bu ko dem dugg ci boppu xale yi waaye xale yi dañuy rombanteeg ñoom te léeg-léeg ñoom ñu fàdd kenn ci xale yi te kenn dox dara kon mbir mi daal noonu laa leen ko mën a expliquer ku ci xam lu ñu xamul it boo mënee dugg nga wax ñu ci tuuti ñun daal am na nag jaa monsieur Gaye doon nga jéem a dugg sànq bu la neexee mën ngaa duggaat wala Célestin dugg ñu seet ba xam nu ñuy def daal parce que itam waxtaane ko jot na daal waaw nu ñuy def ak nu ñu mën a def ba mën a ma seet ba xam Jibi Mbengue duggoon na léegi ma seet ba xam après c'est pas facile ndax ku ponkal mi moom ku tudd sa dara du normal France moom neexul a tudd ngeen di am ligne
dañuy jéem nag di jéem di essayer pour nit ñi dugg waaye pour nga dugg sax c'est un tas de problème maa ngi jéem a dugal kii waaye pour mu dugg du yomb daal du yomb armée française daal li muy def Sénégal bàyyi ba 4 heures du matin ay ponkal yu xonq cur nu doo ki jinne kenn ku ne gàddu sa fetal yor say bomb ak say bal taal ab engin boo xam ni muy riire kenn du nelaw ñu nekk Ndakaar yi wëndee luy taxawaalu man daal li ñuy seet ak li ñuy wër laa bëgg a xam lu mu doon dóor yi ñu dóor suñu doom yi ak mànd gi ni mànd ci baar yi dafa daganoon nun nu xam lu mu doon surtout réew moo xam ne ñun ñaare fu nu reere ba pare nga tëj buntu kër gi ne xale yi tëri leen xale yi leen tëri xale yoo xam ne tey ñoo war na sol uniforme bi di garder dëkk bi ñu indi ay tubaab bi di garder dëkk bi loolu am nañ ci ak jaaxle moo tax ñu bëggoon waxtaan ak un militaire boo xam ne xëy na mën ci ubbi suñu bopp keneen ku ci xam dara itam daa ñu ubbi ligne bi ñun daal jaaxle nañ ay ponkal yoo xam ne xamuñ fu jóge ci àdduna xonq cur gàdduy fetal dawali char de combat yor ay bal yu dul jeex di tiire ci ngelaw li guddi ak bëccëg kenn du nelaw ni seen camp yi di texte ay bal di tiir ci digg Ndakaaro ñooñu ñun daal jaaxal nañu waaw ku ci xam dara doonu militaire ñoo ngi lay ñaan boo mënee dugg nga jéem a ubbi nag bopp nit ñi waaw waaye soldat yi daal am nañ ci nu jaaxle ñun liñ ci gën a jommal nag mooy liñ ci gën a jommal mooy éducation dafa am solo ñëpp nga naan jàng te loolu sécurité li gën a am solo ci am jàngale la ma yaakaaroon ne la présence de l'armée française au Sénégal boo def BFM sax BFM war naa bokk ci épreuve yi pour xale yi gën a ubbiku ci seen bopp bu leen séenee mën leen a ràññee waaye ndax xamuñu liñ fiy def ay ponkal lañ yoo xam ne te dañuy lekk ba regg nag yor aw yat di dawal seen tracteur di sànni ay tàngal xale yi daw ci naaju tàng di ko for waaw ba tax na aw tiis la daal aw tiis la ñu seet nag yéen ku ci xam dara Assane Anne boo ci xamee dara nga dugg xaw ñu ko leeralal Celestiano doon na la jéem a jël sànq tu es un cadre un haut fonctionnaire xam naka la tu as un niveau universitaire boo xam ne xëy na jombul yow man ngaa yem ci këyit nga xam ne France ko bind signé ko ak Senghor wala mu signé ko ak Abdou Diouf en tout cas ñun jommi nañ Ndakaaru daal suñu doom ñoon waroon a garder waaye liñ gis ay tubaaba ñuy garder waaw ñu mel ne ñu ne ci kaso waaw ñu mel daal prison lañ nekk waaw képp koo xam nag militaire nga bokk ci waxtaan wi te mën a dugg ubbi suñu bopp dana am solo ba tax na yii déglu di xaar buñ ko amul la ñu arrêté émission bi beneen yoon waxtaan wi beneen yoon waaw mbir mi daal loolu la waaw bu fekkee ne amuñu indépendance jaadu na armée française nekk fi la banque centrale la BCEAO bu fekkee ne koppar ya fa nekk alal li France dama ne jaadu na armée française nekk fi bu fekkente ne aussi le gouvernement du Sénégal ay fonctionnaires français lañ bu ndax suñ bopp jaadu na armée française nekk fi armée française moo gën a siiw armée sénégalaise yéen ñëpp xam ngeen loolu armée française moo gën a siiw armée sénégalaise en tout cas nous avons le droit de savoir critiquer ma Samba critiquer ma Demba dañuy ay sénégalais yoo xam ne dañoo ki am réew gis fa ay gan nag bu ñëwee sa dëkk bàyyi ba 4 heures du matin mu gàddu ak fetal yor aw yet takk ay ceen dugg ci ay tracteur xaw ma lu dugg ay char de combat di wër dëkk bi da doon jaaru nit ñi xam ñii lu leen yëkkati amuñu nag benn criminalité buñ def ñun daal dañoo jaaxle moom sa yëf ay soldat dikk guddeeg bëccëg di wëndeelu te ñu fàtte kenn ci sa waa kër te état bi di wax xale bi ñu fi mujjoo dóor yu metti gis ngeen ko le procureur Bassirou Diagne lu na ñoxor njaay mu dem ci micro yi waaye tey déggu leen ko nee na ku tudd magistrat woo nga tudd Macky Sall maa ngi ci sa kaw Sénégal bi ay jàmbur fàdd kay boo nu ci mënoon wax dara dana am solo dana mën a am solo ku bëgg a du jibi du dugg ko allo
affaire bi mën a normal quoi bàlle ma dafa ñu bëgg a dugg rek ma leen di jéem a dugal waaw dafa ñu bëgg a dugg ma leen di jéem a dugal en tout cas daal ci situation boobu lañ nekk bu fekkee nag awma kenn ku dugg mën naa koo tëj mais nag il faut du ñàkk ma def ci benn cri de cœur bu ndaw cri de cœur bi mooy Sékou Touré daan wax naan une armée qui ne peut pas nourrir son peuple ne peut pas garantir leur sécurité Sékou Touré moo daan wax loolu nee na ay soldats bu fekkee ne mënuñoo dundal nation ba nga xam ne moom la ñuy garder na la wóor ne ñooñu amuñu benn moyen pour garder seen sécurité kon muy kàddu goo xam ne dëgg gu wér a wér la une armée qui ne peut pas nourrir son peuple dama ne mënut a garantir seen sécurité loolu moom lu wér la moo tax ñaare boo demee Guinée bu njëkk Sékou Touré daan wax naan benn bato bu indi ceeb bu dugg ci réew mi Célestiano boo bëggee dugg waaye damay demander rek ma dugal la Célestiano moom laa bëgg a dugal waaye Célestiano voilà gis naa ko yaa mënu ma ko gis naa mais mënu ma ko dugal Célestin yor laa bëgg a dugal mais mënuma laa am quoi waaw yaa bu ma soxla dëgg dugg def intervention quoi parce que j'aimerais nga dugg trop parce que kii cadre la boo xam ne askan wi jaaxle nañ daal monsieur Célestiano askan bi nañu jaaxle ay ponkali soldat yu rëy aw nag lañ leen di daane la ñu lekk lépp di entraîner ci ay weñ xamuñ lu ñuy entraîner xaw ma ko Dakar ñu topp bip guddi gi ak bari yi ñuy tiire kenn mënta nelaw avion yi naaw far diñ tiim xamuñu lu leen indi ci réew mi xaw ma ko xaw ma lu leen fi indi man xaw ma ko Sénégal suñu doom it xamuñu ko muy tiis woo xam ne daal képp koo xam ne war Célestin mi laa bëggoon mu dugg ndeysaan xëy na moom mu tànnee ñu ci quoi mais fu may jaar ba dugal ko moom laa xamul defe naa daa am naa leen defe naa mi ngi dugg de salaamaaleykum maaleykum salaam sëriñ bi sama xol sedd na bu ma la gis sama xol sedd na macha allah macha allah c'est très rare un intellectuel de ce niveau un intellectuel de ce niveau ñëw ba agsi ci biir moodu yi au plus bas moodu di ubbi seen ñoo ko bokk di ubbi seen bopp di ubbi seen bopp à tout moment donc moi à chaque fois bu ma la gisee damay dégg ñoo ko bokk sëriñ bi dama ne un intellectuel de son niveau dem au plus bas moodu ànd ak ñoo ko bokk man talibé la di germer information yoo xam ne day ubbi bopp doomu aadama yi ci conscientisation la bokk comme li Nkrumah daan wax kon jërëjëf li Célestiano danoo jaaxle ma laaj benn question danoo jaaxle waaw dafa am ay tubaab yoo xam ne 2 heures du matin minuit ñu génn fees Ndakaaru ak seen i tract seen i bulldozer ak seen i char de combat gàddu ay fetal wër Ndakaaru di tiiri ci jaww ji xawma ñun la ñuy garder wala njariñal tubaab yi la ñuy garder te am na lu ma jaaxal léeg la ñu faat suñu doom léeg la ñu faat suñu doom itam waaw ma loon laaj yow daal boo ñu suñu bopp jaaxle nañ daal ñun waaw donc maa ngi lay siyaare nga dugg ma donc je vais directement au but gis nga Sénégal c'est un point stratégique de l'Afrique de l'Ouest Sénégal ci Afrique bi yëpp Afrique de l'Ouest bul fàtte que Première Guerre mondiale Sénégal était déjà stratégique Deuxième Guerre mondiale bi bu Hitler
attaqué woon France dafa jël oram de la Banque nationale yes française dañ ko indi Sénégal la ñu nëbb le trésor de la Banque nationale française Sénégal lañ ko teg nëbb ko loolu dëgg la dañ ko nëbb Sénégal donc c'est pourquoi le Roumel le renard du désert mu ngi doon wuti train bu nga xam ne Lat Joor mu ne la ci Jóob mu ngi ko doon xeex train buy dem Bamako Dakar train boobu la allemand buggoon jël pour ñëw wuti trésoru français yi bu nga xam ne dañ ko tegoon Sénégal waaw 39-45 on a bombardé Dakar 2 fois boobu De Gaulle général De Gaulle woote pour ñu jàppale ko ñu jàppale ko Côte d'Ivoire c'était le colonel ñoom kii Docrou c'est eux qui ont répondu à l'appel du général De Gaulle depuis la BBC London. Depuis London, yeah. You understand me? Wante ñun Sénégalais tontuñu dañu bañ nitu mel ni Valdiodio. Yeah. ñoom Valdiodio dañu ne ce n'est pas notre guerre kooku daal du suñu xeex. waaw. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. ku nga xam ne kii man kii bugguma te ku nekk gannaawam buggu ko kooku mooy sama xarit. Très bien. ñu dem ba dem ñun xamoon nañu suñu intérêt fu mu nekkoon wante suñu intérêt doonul France dafa ñëw rek pour lekk pour coob. Ouais. boolu dof sax français daf koy jël këpp ko pour nit yi bañ ci lekk. lu mu demee après 1960 képp ku nga xam ne dafa laajte indépendance am muy Kwame Nkrumah muy Sékou Touré ñëpp dañ leen créer ay problème Valdiodio muy Mamadou Dia le petit frère muy Abdoulaye Wade dafa teew di leen xool wante on voulait la fédération du Mali mais ça n'arrangeait pas la France parce que France amul pétrole amul gaz amul zircon amul dara. amul diamant amul dara dafa mel ni Suisse bu mu fi nekk. amul dara way. amul dara la Suisse musul dugg première guerre mondiale musul dugg deuxième guerre mondiale parce que dafay protéger ses intérêts ku bugg moom même oru Hitler les trésors de guerre fii lañ ko indi Suisse ñu denc ko. dem ba dem am na benn affaire bu kraaw bu keneen ki wax dam la ne. waaw. mel ni benn médicament. mel ni nga feebar benn feebar bu ndaw ñu jox la benn affaire bu nga xam ne la il faut nga naan ko à vie soo ko jëlul du baax pour à vie oui comme insuline yu mel noonu. voilà mais loolu ay fen la parce que gis nga loolu soo demee dafa mel ni benn drogue bu nga xam ne après tu es dépendant tu deviens drogué donc tu es toujours dépendant
loolu président Ghana daf ko understand daf ko xam suñu waxoon sax ok ñu def 50-50 mais soo gisee pétrole gaz bu nga xam ne dañ koy exploiter en Afrique dañ koy jël pourtant ñun am nañu école polytechnique de Thiès bul fàtte depuis 1973-74 am nañu école polytechnique mais les meilleurs de ñu gën a baax ci école polytechnique de Thiès ñu fa génn. Ils sont les meilleurs dans le monde. Non seulement ils sont les meilleurs dans le monde, mais ils travaillent comme des compagnies comme Total. C'est eux, ce sont des Sénégalais qui ont pris la nationalité française, qui ont pris la nationalité canadienne, qui ont pris la nationalité américaine. Foo dem ci monde bi ñu gën a école polytechnique gis nga fii suñu deuxième banque c'est un Ivoirien d'origine sénégalaise muy monsieur Thiam Crédit Suisse fii ci Suisse Crédit Suisse la deuxième puissance mondiale des banques suisses il est d'origine sénégalaise et il a fait l'école polytechnique parce que école polytechnique da ngay xam luy xeer donc tout ce qui est comme le diamant l'or les ponts et chaussées etc. tey le débat que tu as posé suñu pétrole bi lu tax les anciens de l'école polytechnique de Thiès n'ont pas été appelés. Kenn waxul ci anciens étudiants, élèves de la diaspora qui sont spécialisés dans l'exploitation du pétrole, du gaz, de certains minerais et qui ont maintenant 40 ans, 50 ans, qui ont de l'expérience. Kenn woowu leen parce que lu tax parce qu'on les a donné la nationalité française. Donc ce sont des Sénégalais qui sont devenus français et qui travaillent pour la nation française. Ils ne sont plus Sénégalais. Comme cette équipe de football, cette équipe de football, il y a des Africains qui jouent. Voilà. Donc c'est comme l'équipe de football. Le plus inquiétant, parce que moi je suis toujours dans les tumeurs et les cancers, la meilleure partie du pétrole, du gaz, ça appartient à la France. Nous, ce qu'on nous vend, mais attends, ce qu'on nous vend dans nos stations de pétrole, dans nos stations d'essence, lu ñuy jaay ñun, mais c'est le second hand. Ça veut dire que c'est presque de l'essence frelatée. C'est de l'essence de deuxième main. Ce n'est pas l'essence de première qualité. Dañuy jël suñu pétrole bu nga xam ne c'est le best of. Utiliser ko pour ñun fii en Europe bu nga xam ne déchet pétrole boobu. ñu koy waaw boobu la ñuy ñondi. gisoo en Abidjan c'est pourquoi aujourd'hui gisoo Abidjan ana benn toxique bi génn ci oto yi daanaka mi ngi rey Ivoirien mi ngi leen jeexal. Mais oui, mais absolument. Mais yo gis nga Sénégal avant dans les années 70-80 mais nit kuy dee dafay nekk ay 1%, 2%, etc. mais tey maa ngi lay wax benn affaire laa jël booyu ku nekk ci cimetière bi muy Yoff
muy Saint-Lazare muy machin mais Touba ñaata nit Touba comme usine la voilà Touba usine ñaata nit Touba comme usine ñaata nit la ñuy enterrer tous les jours te kenn xamul lu ko rey dañu ne deewu yàlla dañu ne deewu yàlla mais yow xamuloo ndax jumbo bi moo ko rey xamuloo ndax pollution bi moo ko rey xamuloo ndax alimentation bu nga xam ne ñuy waxtaan ci Auchan mooy intérêt français. benn ana contrôle amul statistique amul autopsie. amul autopsie non amul statistique. même soo dem ministre du commerce benn statistique mënu ko wax dara léegi ni muy dikkee on n'a pas de data banque moo wax la benn affaire bu ndaw moo wax la benn affaire bu ndaw allo moo wax la benn affaire amuñu data banque dans ñaata par exemple toutes ces pilules bu nga xam ne jigéen dina ko jël contraceptive ci ñooñu ñaata kan moo dee ci cancer u prostate kan moo dee ci cancer u poumon ci cigarette yi ñun duñu fabriquer cigarette avant c'était peut-être des camélias et machin mais xamuñu loolu donc tous ces produits toxiques buy dugg kenn xamu ko Auchan lu muy jaay kan ma koy contrôler ci lan la ñuy lekk ci lan la ñuy naan kenn du ko contrôler gis nga suñuy béykat yi dañu ñaan engrais xaw ma nañu koy waxati